Demba maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Ibrahima maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa diaspora bi xam naa sonn ngeen lool waaw mais maa ngi di wax ne di courage rek waaw dara yombul waaw su ma jógee foofu nuyu arbitre yi waaw sama mbokk arbitre yi waaw ñu nekk ci Sénégal njaay yëpp maa ngi di nuyu bu baax su ma jógee foofu nuyu sama waa dëkk waa Thiès kaay waaw nuyu waa Fandène waaw mu nuyu sama papa ak sama yaay waaw mu nuyu sama ministre directeur cabinet du président mooy Augustin Tine waaw l'actuel maire de Fandène de la commune de Fandène waaw maa ngi koy ñaanal nag lu mu bëgg ci Fandène yàlla may ko waaw. xam naa moom mi ngi liggéey mais xam naa bëgg na def lu ëpp loolu. am na solo waaw am na solo maa ngi koy ñaanal nag mu am wërle waaw Fandène yëpp waaw di ko ñaanal bu baax ci li mu bëgg quoi. macha allah am na solo loolu dafa jaadu mais ma laaj la lan moo la booleeg arbitrage. waaw arbitrage boo leen gisee pour man mën naa ne de surprise parce que arbitrage bi su ma njëkkee suma maam yi da doon bëre waaw da doon bëre suma maam da doon bëre suma papa tamit da doon bëre waaw lu ñooñu bëri ka xamu ko woon. waaw mu nekk un grand lutteur. waaw Fandène ñëpp xam nañ ko. waaw boobu judduwuma nag. waaw mais ci explication ci tettali waaw dañ mën ne sa papa mbër bu mag la woon. te daan nañ fa ay mbër yu mag. waaw. arbitrage bi nag xam naa foofu la jóge ci deret bi. waaw bi ma ñëwee Dakar. waaw mu amoon benn professeur. mu tuddoon le feu Matar Diop l'ancien président des arbitres. mu nekkoon suma professeur au collège Saint-Michel. waaw ñu toog ñuy waxtaan tuut mu may xelal ci arbitrage bi nii la ñuy def comprendre nga après sama papa nag dugg ci mu fekk foofu waaw sama papa mi ngi dugg ci arbitrage aux années 96. 96 waaw 96 je crois ci la dugg. waaw léegi nag man ma dem formation au CNEPS de Thiès. bi ma eggee foofu ma opté pour la lutte et le football xam nga foofu da ngay tànn sport individuel ak sport collectif léegi ma tànn lutte ak football ñu bëri nag ci football lañ ma xamee. waaw ñu bëri ci football lañ waaw ñu bëri ci football lañ ma xamee. balaa ma dugg ci arbitrage bi boobu tëj naa Thiès. waaw tëj sama dëkk. mais de profession yow lan ngay liggéey. waaw je suis professeur de PS. professeur de PS. mu mel ni arbitre yu bëri ñu ngi ci milieu enseignement bi ak yu mel noonu Malick Ngom instituteur la yow professeur de PS nga. waaw Sitor Ndour tamit professeur de PS la. waaw. macha allah waaw xam nga ci formation boo nekk ci formation bi dafa am ci ngay gën a aay mooy sport da nga am sport collectif ba sport individuel léegi nag booy bind sa mémoire da lay ne da ngay tànn ñaar waaw da ngay tànn ñaar. man nag ma tànn lutte ak football waaw. nga commencé arbitrage ban année. waaw ñu ngi def sunu stage bi en 2008. 2008 Khalifa Sow moo nekkoon président des arbitres. waaw. mu ñu def formation ñoom Sitor ci formateur lañu bokkoon ñoom Babacar Diop ñoom le feu Pa Ñoxor ñoom ñëpp ci lañu bokkoon ak l'ancien directeur Abdou Barchi. ñoom ci formation la ñu bokkoon ñoo ñu formé waaw man après ma génn major. nga génn major de la promotion. ma génn major waaw. nekk arbitre national. waaw. waaye dafa mel ni passé nga grade ba nekk arbitre international. waaw en 2011. bi Sénégal organisé la lutte olympique fii ci Sénégal léegi nag gars yi proposé ñu day am stage pour les arbitres pour devenir un arbitre international léegi ñu def ko. moment boobu Sénégal ñaata arbitre international la amoon. amul woon dara. amul woon même Sitor du woon arbitre international. moment boobu non mais nag Sitor ak Malick ñoo amandoo en 2011. kon yow Sitor Ndour ak Malick Ngom yéenay ñetti arbitre internationaux yu Sénégal am. waaw. mais ma bëgg la laaj benn affaire nee nga ma le papa itam moom arbitre la woon est-ce que arbitre local la woon wala arbitre départemental wala arbitre national yan combat yu mag la sa papa arbitré. waaw suma papa dem na ba nekk arbitre national. waaw
dem na Mali di arbitrer foofu dem na Gambie di arbitrer foofu comprendre. mais est-ce que un arbitre national mun na arbitrer Mali ak Gambie. mën na parce que temps yooyu amuñu woon arbitre international. ok. il fallait que nag ñooñu sës. ñooñu sësoon. il fallait gars yóbbu leen tamit boobu lutte africaine la woon. waaw boobu lutte africaine la woon quoi. ok bokkut ak lutte olympique bi. waaw bokkut ak lutte olympique. ok waaw lutte olympique balaa nga koy nekk moom. il faut que def stage. mais pas bi fii est-ce que arbitre na ay combat bëri dóor yu mag. waaw man daal bi ma gën a jàpp mooy Pape Sène rak magu Baboy ah. Pape Cissé magu Baboy ak Rock Mbala waaw. combat bu bëri woon coow. waaw combat bu bëri woon coow boobu arbitre na ko. waaw te combat boobu lañ ko gaañee sax waaw. ñu dóor ko benn. est-ce que du tubaab di wax kon destin croisé lu ñu naan destin croisé tey est-ce que du li ngeen nekk di xeex jamono jii au niveau des arbitres li organisation bi ngeen am association des arbitres est-ce que du li ngeen xeex nii lu feeñoon la ci sa papa ci sa wéyjur bu góor est-ce que du lu feeñoon la. waaw xam nga boobu suñu papa muy arbitre boobu man xale laa woon. t'as compris léegi ci combat boobu suñu papa mu jóge ci combat bi ñu gaañ ko mu ñëw. ban genre gaañu la amoon. gaañ ci bopp bi. bopp bi dafa xaroon. bopp bee xar. waaw bopp bi xaroon fii. léegi boo demee si nga gis. da nga ko dóor xeer. wala dañ ko dóor arme blanche la daal arme blanche la. jaas yi. xaw ma nag sincèrement mais daal ñu ne arme blanche la quoi waaw arme blanche la. lu mun a xar bopp kay xanaa jaas yi lay doon. mën na am. wala paaka mun xar bopp de. mën na am parce que ba léegi CNG. ba léegi waxuñ ci cas boobu pour man. ci combat Pape Cissé ak Rock Mbalax leen dóor sa papa. arme blanche mais ñu bëri nee nañu jaasi la. mais loolu noonu ñu ko dóor. kan moo ko dóor supporter la moo ko dóor parce que gis nañ ko mel ni Garga Mbossé sànni nañ ko xeer ci stade bopp bi toj supporter moo ko dóor wala kan moo ko dóor. kooku mbër moo ko dóor mbër bu mag. mbër bu mag la woon moo ko dóor mbër bu mag moo ko dóor. gaañ ko léegi nag mbër bu mu xamee ne sama papa homme de loi la homme de tenue la comprendre nga. policier la wala policier la woon. waaw mu nekkoon police centrale section des accidents foofu la liggéeyee. waaw xam naa gars yi na ko yow ki nga dóor ki nga gaañ homme de loi la comprendre nga léegi nag mu dem baalu àq sama papa police centrale te loolu waa CNG sa. je crois ñoo ko ne demal baalu àq. mais xanaa kon après CNG dafa xotti licence mbër boobu. mbër bi après bëri na 10 ans après. mbër boobu bëri na 10 ans après 10 ans. non te amul sanction yaa rien. non xanaa mbër bu ndaw la du mbër bu mag. mbër bu mag laa wax mbër bu mag. ban mbër la. mbër bu mag xam nga man bëgg ma tudd tur. waaw man bëgg ma tudd tur mais mbër boobu xam na waa CNG xam nañ waaw moo tax pour ñun li ñuy revendiquer dafa yàgg. mais sa papa bu loolu amee mbër bu mag boobu dóor ko jaasi ci bopp bi xar. après xanaa nga ne CNG ñoo ne mbër bi mu dem baalu. mbër bi kenn sanctionné wu ko mais xanaa kon mbër bi wala waa CNG jël nañu en charge paa bi. paa bi moo faj boppam. kenn faju ko. waaw paa bi moo faj boppam. waaw moo faj boppam. am na ñu may lire ci commentaire ne mu kuur la woon bu am ay punaise xaw ma nee nañu c'était am na waaw du ma tudd tur am na ñaari tur yu daal yu ñu ma fi wax mais du ma tudd tur ci commentaire Instagram yi maa ngi dégg ñaari tur yu fi amee mais lu wóor mooy Pape Cissé ak Rock Mbalax ci lañ dóoree sa papa kuur la ñu wax waaw kuur man maa ngi foogoon ni jaasi la mais kuur lañ ko man de li ma la wax daal man xale laa woon tu as vu comprendre nga mënu ma la wax lii ak moo ko gaañ mais kii wax xam naa fekkee na te xam na moo tax man la CNG xam na mbër bi xam na. mais lan moo taxoon ñu dóoroon sa papa ku loolu noonu. waaw ci combat bi xam nga chute boobu dafa garaawoon chute boobu la da ko wër nomb Pape Cissé da ko wër nomb je crois. waaw nga léegi kii. Rock Mbalax déportation waaw mu def permutation rek saa waaye def 4 appuis. mooy ne nan laa ko mën a expliquer sax
mais lu indi coow li mooy sa papa dafa jox victoire bi Rock Mbalax. waaw waa camp wu Pape Cissé d'accorduñ ci. d'accord loolu kon après le combat lañ dóor sa papa. ci vestiaire lañ ko fekk. ci vestiaire yi lañ ko boobu fekk gën a garaaw. ci vestiaire lañ dugg fekk leen foofu boobu gën a garaaw. waaw. boobu moo gën a garaaw ci vestiaire ça veut dire que li ñuy wax sécurité. ma ñëwaat ci sécurité bi. mooy ne. loolu sécurité. mu ñëwaat ci mooy loolu. kon yéen li ngeen réclamé mun nañ ne c'est noble assurance parce que boo ma nee sa papa moo faj boppam. sama papa moo faj boppam. te waa CNG xam nañ ko man kay li ma wax kay leer na te sama papa démb kese laa jóge Fandène démb ñu ciy waxtaan. ci loolu sa papa nu mu tudd. François Ndione policier section des accidents de liggéey ñoo ñëpp ko xam waaw. kon ça veut dire que sama papa tamit sportif la woon. xam naa tamit bi mbër bi demee baalu ko te mu baal ko xam ne sport la te sama papa xol bu baax la yore bu nekkoon keneen kon du ñu waxate leneen la ñuy wax. te maa ngi ko ciy noom te maa ngi ko ciy félicité bu baax. waaw. ndeysaan dëgg la am na solo bu baax a baax. mais est-ce que loolu bokk na ci li ngeen di loolu moo leen xanaa inspiré action boobu amoon mais pourquoi attendre autant de temps parce que su ma juumul combat bi nga may wax nii ay vers en 2000 yi la wala un peu avant 2000. c'est en 99 98 yooyu quoi ci la affaire bi amee. lu tax 98 99 ngeen xaar ba léegi di xeex assurance. te loolu amoon fi kenn xeexul assurance. waaw loolu xam nga loolu ñun bu ñu ñëwee en 2008 ñi fa nekkoon président yi fa nekkoon xam nga je crois que ñoo bëri seen waar ñun lu ñuy kaas nii ñoom ñoo ko doon kaas assurance bu ñuy kaas tey ñoom ñoo ko doon kaas je crois que tam kaas nañu ko parce que en 2012 Khalifa Sow moo nekkoon président. on avait écrit des doléances te assurance bi ci la bokkoon comprendre loolu ci la bokkoon loolu kaas dañu bëggoon dem grève heure boobu gars yi ne non gars yi demuñu grève parce que dafa amoon ay ñoo xam ne ils étaient pour ñeneen contre moo tax demuñu woon grève mais Khalifa Sow moo nekkoon président des arbitres heure boobu. waaw. ngeen ñëw ba jamono ji nag ngeen am lu mel ni genre unanimité au niveau des arbitres moo tax ngeen pousse mouvement de grève. waaw du sumpap kese il y a d'autres arbitres. ay arbitres yu ñu dóor. am bagaay Ablaye Diouf Adrien Senghor dafa arbitre ba pare combat bi jeex am ku ko dóor. waaw am ku ko dóor. fu mu ko dóoree ci biir géew wala ci biti. ci biti ñun boobu ñibbi nañ ñun après lañu dégg ne Ablaye Diouf dañ ko dóor. mbaa gaañuñu ko. gaañ nañ ko bu ñu yóbbu hôpital dañ ko dóor mu xëm. Allah. kooku kan sanctionné ko. ku ko dóor nuñ koy sanctionné xanaa support. promoteur la. promoteur. waaw léegi promoteur la. promoteur moo dóor arbitre. promoteur boobu kenn promoteur sanctionné la ko sànq nee nga ma mbër bu mag moo dóor arbitre. kenn sanctionné wul mbër boobu bëri na mbër boobu kenn na bàyyi bëre. yàggul de matul est-ce que mat na 5 ans. am na ñu ma bindaloon Balla Gaye 1 la de mais kon du Balla Gaye 1. en tout cas daal li mu wax daal bu mu bàyyi bëri matul 5 ans waaw bëgguma tudd tur nag. non du ma la tooñ sax di tudd tur bi. waaw bëgguma mais pour ma wax la dafa yàgg ñoo jóg c'est juste li ñu tax a jóg du tudd ay tur dénigré mais c'est juste ay fait comme bàyyi na bëre. waaw et puis comme sa papa baal na ko sax soxlawul ñuy ñëwaat ci mbër bi kan la. mais fait bi moo am solo. maanaam le fait que promoteur bi turu promoteur bi intéressé wuñu turu mbër bi intéressé wuñu mais c'est juste ñu xam exactement fait bi. ki door Ablaye Diouf dama ne léegi promoteur la nekkul woon promoteur. léegi promoteur la. kooku warul woon bu nekk promoteur war nañ la mën a càmbat saytu la xam yow ban genre nit nga mais ku mës a dóor arbitre moom waruñ la mun jox licence xanaa. t'as vu de mbir maa ngoog. est-ce que porter plainte amoon na ci. non porter plainte amu ci. porter plainte moom dëgg ma ci amu ci sincèrement. amu ci woon waaw. kon affaire mbokk la woon je crois. tam xam naa promoteur bi ak kii. comme affaire mbokk la woon xam naa moo tax eggul fa sori. ok eggul fa sori quoi. mais tamit am na tamit yeneen Joal.
Joal am na. mais est-ce que kon assurance rek mooy régler problème parce que assurance boo xamante ni itam balaa assurance bi di yegg si sax fekk na yow nit ki nga yot sa bakkan mais yow loo xamante ne mën na la ci rey sa papa kuur lañ ko dóor bopp bi xar que promoteur bi may wax ni moom moo dóor benn arbitre ba mu xëm mais buñ leen ci gaañee ñu rey leen est-ce que du sécurité ngeen gën a soxla sax. que assurance. non xam nga sécurité ak assurance ñoom ñooy ànd. sécurité foo ko dégg ak assurance ñoom ñooy ànd waaw. parce que xam nga boo xoolee ñun on est exposé arbitre yi da ngay arbitrer nga génn ci biti tasak amateurs yi tasak mbër yi waaw ku la mere mën na la gaañ ñun ñooy ànd ñu dugg car rapide ànd ak ñoom du ñibbi est-ce que imagine nga loolu est-ce que xool awal mu grave. lu tax nag amoo leen ay bus yu leen yóbbu ngeen ñibbeeg yu mel noonu. xanaa CNG am na oto. CNG. waaw am na oto. pourtant am na oto boobu bu ñu ko jëloon. oto boobu lan lañ ciy liggéey lu muy jëriñ. CNG daal nekk administration bi ñoom ñoo ko moom. waaw ñoom ñoo ko moom CNG daal moo ko moom. boobu leer na ma. mais ak làmb yi nu muy guddee man des fois Demba Diop ñu doon organiser ay mbapat muy jeex ay 2 heures du matin. ay 1 heure du matin maa ngi fàttaliku ay mbapat yu bëri woon coow. mais loolu xanaa après da ngeen dugg bokk ak supporters yi ak mbër yi bokk ak ñoom ay bus ak ay. man yàlla moo ñuy suturaal Ibrahima yàlla moo ñu suturaal ba léegi moo suturaal yenn arbitre yàlla moo ñu suturaal ba léegi yenn arbitre yi parce que yow da ngay dëkk ak mbër nga ko arbitrel est-ce que nga dëkk ak mbër nga koy arbitrel tu as vu moo tax yàlla moo ñu sutural sécurité bi dañ ci topp ba sonn ba ñu chaque année depuis 2018 Sitor bu nekkee président ba léegi chaque année nous on écrit te ñu dañuy bind suñu doléance joxe ko CNG mais la ma andi coow bi xaar leen ba beneen équipe bi di ñëw. waaw tamit loolu bëggoon naa ci laaj yéen jamono ji yëpp dégguñ leen ñu bàyyi ba ñu ne président Alioune Sarr daf fiy jógee xanaa ñott nañ ni président Alioune Sarr ngeen amaloon contentieux wala CNG ngeen amal contentieux équipe bu bees bu ñëwee xanaa dina faj seen ay doléances lu tax ngeen di coow wala dafa am au niveau du CNG ñeneen ñu fi nekk ñoo xamante ne leen na leen ni bu fi président Alioune Sarr jógee ñooñ dañu taxaw tem pour yéen li ngeen bëgg du am. dama ne tu Alioune Sarr sax mooy taxawa ñu doxalin CNG moo ñu taxawa kuréel bi ci boppam parce que mënoo liggéey ak nit chaque année muy bind doléance chaque année muy bind doléance nga ne ko xaaral ba benn équipe bi di ñëw. mais kan moo leen wax exactement est-ce que président Alioune Sarr moo génnee ci gémmiñam wala dafa am keneen ci CNG. ci réunion la ko wax. kan moo ko wax. ci réunion Sitor président Sitor lañ ko wax. waaw mais kan moo ko wax Sitor. président Alioune Sarr moom mooy personne morale xaaral ma beneen équipe bi ñëw ñu faj seen soxla kooku bëgg na liggéey ñooñu bëgg ñu liggéey ak ñun da nga wax bu ko yërëm da ngay wax li am man pour man ñooñu bëgg ñu liggéey ak ñun mbaa dañu gëmul arbitre bokk. est-ce que problème arbitre yi doléance yéen lu ci ëpp solo fu mu toll nii pour régler le problème nouvelle équipe buy ñëw au niveau du CNG équipe boobu bu leen indilee assurance est-ce que di ngeen dellusiwaat wala dafa am yeneen yi ngeen di réclamer. balaa ñu équipe bi di ñëw bu bees bi ñun lu ñu bëgg mooy d'abord bu ñëwee li ñu rajee c'est-à-dire bu ñu rajee ak ñuy suspendre te ñun ñu ne du yoon ñooñu il faut ñu delloo la ba pare ñu jox leen suñu plateforme ñu dimbali ñu réglé ñu ko parce que plateforme du benn point kese du assurance kese y a d'autres points. yan point ñoo gën a fës ci plateforme boobu. plateforme yi assurance d'abord li ñuy traité arbitre Dakar ci lutte avec simple ci honoraire yi ñu traité ko avec les arbitres des régions. maanaam mooy prix yi bokkul prix yi bokkul li leen di fay yéen. waaw bokkut ak li ñuy fay ñiy arbitre ci région yi. non honoraires yi bokkul. 70% yi des frais d'organisation par exemple bu nekkee 100 000 70 000 yi arbitre ñoo ko moom loolu Dakar moo koy appliqué Fatick ñoo koy appliqué.
mais yeneen CRG yi appliqué wuñ ko. dañu bañ ñeneen dañu mënuñu duñ ko def. parce que dañu bëri ay charges peut-être. waaw yow nga nekk président CNG ne la defal lii nga ne doo ko def loolu foo ko teg. kon da nga jàpp ni waa CNG ñoo war a woñaar loxo CRG yi. loolu kese la amul leneen Ibrahima loolu la man nit du ma la yilif ba pare li ma wax doo ma ko defaral ça veut dire que gëmoo ma loolu mooy coobi sinon CNG dafa ànd ak ñoom loolu kese la amul leneen loolu quoi. est-ce que yow da nga bokk ci ñu sanctionné wala ñu rajee. non man kenn sanctionné wu ma kenn rajee wu ma mais bu ñu rajee suñu président te ñu yónni ko man je me considère comme rajé. solidarité. est-ce que am na ku ma laaj keroog est-ce que commencé na am ay défaillants ci seen biir est-ce que am na ñoo xamante ne bokkoon nañ ci xeex bi ci début ba mun naa leen bañ a tuddee défaillant sax mun naa leen tuddee ñoo xamante ne dañu changer de camp. parce que défaillant mooy nit ku trahir peut-être mais nit mun na dem ba gis ni que arbitre yi li ñuy xeex jaaduwul mu changer de camp dem ci beneen camp bi est-ce que am na. non ñi bokkoon ci xeex bi ba léegi amul défaillant ñi bokkoon ci xeex bi ba léegi amul défaillant ñi ci bokkul woon xanaa mooy ñi arbitré combat yi mujjee te ñooñu bokkuñ ci woon. ñooñu ba léegi ñoom ñooy kii. waaw parce que ñooy arbitre locaux lañu woon. xam nga ñeen ñi ay entraîneur lañu woon entraîneur xam nga bokku ci arbitre. ku nekk entraîneur doo arbitre. loolu la waaw. am na solo loolu la ku nekk président CRG. doo arbitre. tu as vu. waaw ñooñu man je les considère pas comme des arbitres. mais boo doon tiré bilan wu CNG ak arbitre yi li ngeen jot a liggéey yow nee nga ma 2008 nga commencé sa stage su ma juumul. ba 2020. 12 ans de compagnonnage bi nga def ak waa CNG. sa papa itam nekkoon ci milieu bi boo doon tiré bilan bi naka nga koy ban bilan ngay tiré liggéeyu CNG. pour man du ma ne CNG liggéeyul de su ko waxee rek boobu naa fekk la CNG liggéey na parce que am na ñuy changé ci làmb ji am na ils ont travaillé mais am na ñuy changé mais équipe dafa da egg foo xam ne da egg foo xam ne làmb bi dafa leen dépassé te loolu moo am liggéey nañ de ils ont travaillé liggéey nañu mais sport day avancé ça évolue mentalité amoon en 1914 en 1900 par exemple 86 mais ñu am léegi de. mel na ni lu mel ni VAR de amul woon ci football. VAR waaw léegi am na. waaw léegi am na VAR am na léegi ci yooyu lañ war a jëm ci yooyu lañ war a dem xam nga la moo tax wax naa ko sànq ma ne da ngay arbitrer koo xam ne yaa ngi bokk koñ Ibrahima moo tax foofu. yow de xanaa combat Modou Lo doo ñaan yàlla arbitrer ko de yow mi dëkk Fandène. man combat Modou Lo ci Modou Lo laa gën a aay. ah comment ça. ah. lu tax nga ne ci Modou Lo nga gën a aay. parce que leer na ma su ma koy arbitrer xam na moom xam ko ci boppam du ko may dara. da nga appliquer le règlement. très bien man règlement moo tax ma toog foofu du Modou Lo du suma rakk du suma mag du suma papa du keneen règlement man ba ñaa ko sax arbitre lutteur yi muy arbitré yéen sax du mën a xam sax dama di fàtte tey mënu ma la wax tey ñetti combat yoo xam ne arbitre naa leen parce que man ça les lutteurs ne m'intéressent pas. c'est le combat qui m'intéresse et le règlement moo ma intéressé. loolu kese moo ma intéressé dara intéressé wu. ndeysaan loolu moo ma intéressé moo tax tey yenn saa yi damay toog mel ne man est-ce que man li may def est-ce que yoon la ngay arbitré doo xam ni ngay arbitré. jéemoo xam seen background jéemoo seetaan seen ay anciens. sincèrement maa la ko wax tey sincèrement. mais kon yow est-ce que di ngay comme ni ñu naan ñaari ginaar bu ñuy xeex sax di nga ci am koo faral est-ce que yow doo am sax pression bu ñaari mbër di bëre nga am ci koo ci xaw a yéene victoire. non man xanaa dëgg la ma la wax man arbitrage moo ma intéressé règlement bi moom laay appliqué. ma loolu ma intéressé.